ñu dugg ci beneen étape bi mooy gannaaw bi tubaab bi yegsee réew mi nekk ci beneen réalité bu bees donc mooy état bi nga xam ne mooy état bu résistance bi nga xam ne ñi ko gën a màndargaal Cheikh El Hadj Omar Tafsir Maba Mouhamed Lamine Dramé ak ñeneen Ahmed Seexu ak ñeneen nga xam ne histoire du réew meeg l'islam dugg na ci phase bu bees mooy nooteel gi ñu leen bëgg a noot nan la ñuy fexee ba nooteel gi dàq du am booba fekk na ay expérience gouvernance am na fi yu réussir yoo xam ne sur le plan social transformé na réew mi ci xam-xam ay daara yu bari yokku ci liggéey ñu gën a xiirtal nit ñi ci liggéey ak mbay ak sàmm boo demee expérience su imam yi ci Fuuta ci même wàllu développement ci wàllu infrastructure par rapport ak fa jamono toll woon ñu fexe ba réew yi ba dëkk yooyu ñu organiser ko urbaniser ko defar ko fexe ba question yu mag yi nga xam ne moo doon question société ñu intervenir ci mooy affaire noggatu sa moroom moom ko njaam affaire yu jigéen ban place lay am ci société yooyu yëpp ay question la yoo xam ne yi liggéey nañ ci ba mu am modèle social boo xam ne bii ñu ngi koy tabax di dem def na xarnu ak lu ko jige donc loolu modèle la bu dund par rapport boo ko tëggaleeg modèle communisme bi nga xam ne dundul dund googu c'est-à-dire dundul at yooyu ci bu fekkee ne dañu ko expérimenter ci am réew mais kii dañu ko modèle la boo xam ne dañu ko natt mu dund xarnu ak genn wàll donc loolu li muy wane mooy lii modèle la boo xam ne bi bu ko mate la alors loolu moo tax résistance bi juddu ñu yëkkati jaasi xeex ak noon bi léeg-léeg sax ñu xeex ci seen biir de toute la façon am na modèle boo xam ne bi sëriñ daara yi ñoo ko tënk loolu moo ñu yóbbu ci modèle bi nga xam ne mooy bi mujj ba léegi sax ñu foog na mooy sunu identité ci wàllu l'islam mooy modèle bi nga xam ne léegi l'islam dafa lëkkaloo ak tarixa c'est-à-dire ci zaawiya lay dunde lii jiitu fii même bu fekkee ne xaadiriya moo ngi fi affaire u tarixa masse bi bokkuñ ci affaire u élite la ñi jàng am curiosité ñoo xam loolu mais tariqa ci modèle bi ñu koy dunde nii booba amul même xadriya moo ngi fi bien sûr teel na fi dugg avec Cheikh Mokhtar al Kunti ak Cheikh Abdul Karim al Magili bi nga xam ne Cheikh Mokhtar mooy jóge ci côté bi Cheikh Abdul Karim di jóge ci côté bi nga xam ne mooy Sénégal bi nga xam ne mooy lëkkaloo ji ak Mali ca Tombouctou Cheikh Abdul Karim al Magili am na benn ministre bu fi newoon def naa yore woon culture Maxili Gassama ñoo ngi ko tuddee Cheikh Abdul Karim al Magili al Magiliyu waaw al Magiliyu la ñu koy wax Cheikh Abdul Karim al Magili ñoom ñu ne Magili moom ci Mbal Fodé la bokk Mbal Fodé Diaby ci Abdou Gassama ci ñi rawoon ci réew mi la bokk donc curiosité même bu dundantewul ak Cheikh Abdul Karim al Magili curiosité may na ko mu xam dayawam nan la toll donc kooku mooy tas xaadiriyee ci côté bële Cheikh Mokhtar al Kunti di tas xaadiriyee ci côté bi nga xam ne mooy jóge Saint-Louis ba ñëw ci digg Sénégal donc première expérience u tarixa tàmbali l'islam bu am connotation
dund tariqa tàmbali ah ak li ci juddu gannaaw sa gisee El Hadj Omar ñëw ah lu ko jiitu aussi même bu fekkee ne am na ay benn mais moom barke beeg yaatu gi ci moom la tàmbale. léegi l'islam boo xam ne bi ci zawiya mooy étape bi ci topp nga xam ne léegi l'islam bi ñu ngi koy tas à partir li koy animer structure tarixa yi lay doon ak kuréel yi nga xam ne judd na ci après ba bi Tijaan Tiwaawan ñëwee Seydil Hadji Malick ba bi nga xamee ne sëñ Touba ñëw na après diggante boobu dafa am ay événements yu am importance yu fi xew bu kenn jàpp ne affaire tariqa nii affaire diine kese la mais fonction sociale bu rëy la joué ci réew mi parce que à partir de 1885 nga xam ne tubaab bi téye na réew mi complètement à peu près résistance bi jeex na ci wàllu sëriñ si ñoom Tafsir Maba ak ñoom Ahmad Sayxoog ñoom ñëpp jeex nañu ñi nga xam ne mooy structure traditionnelle bi aussi doon xeex ak moom ñoom ñëpp jeex nañu ñoom Lat Joor ak ñëpp dem nañu kilifa l'islam yu mag yi ñenn ñi exilé nañu ñoom Baay Abdoulaye Niass dem nañu ñoom Albouri dem nañu alors réew mi rafle kilifa à peu près mën nga wax loolu foofu dafa am benn événement bu rëy bu xew boo xam ne bi nit ñi sax duñu ko jàng correctement mënuñu wax sax ci ban at la xewe en tout cas mu ngi xewee Andullah bi nii ñu koy wax Andullah fii ci Ndànd boo demee ñoom bu ñu koy jàngat dañu koy jàngatu kéemtaan dañuy wax ne bon sëñ Mouhamadou Lamine Dramé ci mag ñi fi desoon la parce que fekk na tafsir ma ba fekk na li fi xew xam na enjeu yu bees yi am ci réew mi kilifa yu mag yi jeex nañu ñenn ñi dem nañu ñenn ñi mënatuñu yëngatu dafa am benn yoor juróom ci ay kilifa daje ci këram sëñ Malick Wilane sëñ As Camara maam Abdou Cissé Seydil Hadji Malick maam Borom Touba ñoom bu ñu koy wax dañu naan rek dañu fa daje noonu par hasard mais booy xam li xew ci contexte bi ak réew mi fi mu toll woon ngir wut kilifa ak mobiliser waat nit ñi alors da ngay xam ne du daje noonu dégg naa ci benn kilifa mu wax ne am na benn kilifa gu rëy ci réew mi sëñ Muntaka mën naa ko tudd parce que lu baax la rek mu ne ko li sàmm réew mi ba tey liy dox nii daf ko ne liy dox nii ba tey mooy lu jóge ci ndaje boobu parce que à partir de ndaje boobu ñoom sëñ Seydil Hadji Malick ak ñoom sëñ Touba dañu mag ay 30 ans et quelques ñi ci mag sëñ Malick Wilane moo ci magoon parce que am na 100 ans dund na 100 ans et quelques donc daf leen di gunge ngir jox leen raaya li ñu war a tabax ëllëg loolu moo ñu duddal ci phase bu mujj bi nga xam ne résistance la ci wàllu nan la ñuy fexe ba l'islam bi sax muy résistance culturelle bi nga xam ne sëñ Touba xal la yoonam maam Seydil Hadji Malick xal la yoonam ñi ñu bokkal jamono kenn ku ne xal la sa yoon mais liggéey bi mooy lan mooy projet social yu l'islam bu ko projet tubaab bi mëdd parce que booba tubaab bi yor na jumtuwaay yépp parce que yor na jumtuwaayu politique yor na alal alors am na doole bu mu tiitalaate te mu ngi stratégie boo xam ne bi alors mooy biy dox ba tey mooy occidentaliser suñu société te procès la bu xóot boo xam ne bi tey fu mu yegg nit ñi sax mënuñ ko imaginer heureusement yàlla defal ñu sutura mag ñooñu liggéey fi liggéey boo xam ne alors ci tëral yoon ngir jaamaarloo ak projet boobu
donc ñaari méthode moo ci gën a fës bu Seydi El Hadji Malick bu maam borom Touba nga xam ne kii dafay dand tubaab bi di tabax li muy tabax te yoonam du ca ne lépp lu mu moom mu bàyyi kook moom dem sos ay dëkkam gor àllam créer benn méthode raccourci ci yar xam nga ku ne xam na ne bi way juram génnee àdduna méthode yi mu fi bàyyi woon mooy jàngale à partir de jàngale bi ci la ñu yare mu gis ne défi yi am ci réew mi mënuñu jël temps di jàngal nit ñi ci daara ni muy doon jàng mu continuer mais dañ leen defal li ñu tuddee tarbiya réarmement moral man moom laa koy tuddee ak réarmement spirituel ngir situation bu bees bi ñu mën ko dund moo tax toogul di jàngale nii ay nit lay jël ubbi seen bopp motiver leen ñu xeex ngir am autonomie bu doy ci réew mi loolu ay téeméeri dëkk la jur ay téeméer am na benn temps li juddu ci loolu mat na 400 et quelques ci ay villages yoo xam ne yi ci méthode boobu la ñu juddoo mooy yi ay doomam sos yi seex yi sos ñi ñëw ci gannaaw nga xam ne benn bu ci ne boo demee dëkk boo ci gis doxalinu àdduna la ci boppam bu jotewul dara ak doxalin bi fi ne woon Seydi El Hadji Malick dugg ci méthode bi nga xam ne mooy infiltration boo xam ne bi interne boo xam ne bi ci dëkk yu mag yi nga xam ne tubaab bi jekku na ko ci la ñuy xëccoog moom bañ ko bàyyi ak dëkk yi kii dafay sos ay dëkk kii day nekk ci ay dëkk aar leen ba pare jéem foo dugal l'islam bi ñu doxal ko moo tax ci dëkk yu mag li Saint-Louis Tëngéej Dakar Tivaouane ak yooyu itam mag ñi ci yooyu la ñu séddoo muy stratégie boo xam ne donc waxtaan bi day gudd bu ñu ko bëggee to